doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement. procédure la respecté daf na song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may falee mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte bu yaatu dikk ak yéen ci seen émission Faram Facce ni ñu koy amalee nag àllarba bu jot ci waxtu bi ñu am mbégte bu yaatu dellu si ci ak yéen tey nag émission bi ñu di ci dalal directeur général bu agence de développement municipal jiite itam mouvement politique bi di am dem bokk ci parti politique bi di APR Cheikh Issa Sall moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias monsieur Sall Cheikh Tidiane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Pam Ngagne di la ziar bu baax di nuyu waa groupe bi yëpp. di leen féliciter ci seen anniversaire bi je crois que tey mooy seen anniversaire 18 ans. tout à fait. 18 ans nag c'est l'âge de la majorité. donc yal na leen yàlla jàppale daal ba ñuy fêter 50 ans 100 ans wu. groupe bi waaw ak li ñu ciy xalaat yëpp ci Sénégal ngeen bokk ci ñuy participer ci développement bi. jërëjëf. bi ci topp mooy maa ngi jaale sunu mbokk yëpp jullit yi. umma bi yëpp di jaale Sénégalais yi di jaale murid yëpp. di jaale vraiment askanu Sénégal di ci jiital le président de la République si xalif général Baye Fall Cheikh Jëmb bi nga xam ne moom moo jiitu ji. ñu ñaan yàlla mu gisale kook Cheikh Ahmad Bamba. Xadim Rasul Cheikh Ibra Fall ak bu baax ñi ko jiitu ñëpp. ñuy jaale mbokku jullit yëpp. kontaan bu baax nag ci invitation bi. merci beaucoup émission la boo xam ne dañ koy suivre bu baax. dëgg la mu am émission bu am solo tur bi wuyu ko muy Faram Facce. te def naa suñu dëkk bi di Faram Facce yenn yi nga xam ne xëy na dinay jaxasoo ci xelu nit ñi. waaw dina ciy baax ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf Cheikh Issa je pense que li nga def rek la ñuy def gannaaw bi ñu félicité groupe bi aussi ci 18 ans yi ndax loolu itam lu am solo la. ku ne xam na ni événement bi moo tax àndul ak benn manifestation mais ku nekk gis na GFM ni ñu daan fêter anniversaire groupe bi waaye ku nekk xam na li nga xam ni moom moo waral itam ñu defee ko ni ñu ko doxalee ñu ciy profité di ci félicité ñi nga xam ni ñooy kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ko ŋànk ci seen taxawaay ba ñu egsi fi tey ndax ku ne xam na ni yombul. gannaaw loolu itam ci jaale yi ni nga ko defee noonu lañ koy defee. wax dëgg yàlla ñi ngi jaale ak lu Baye Fall yëpp. ak lu Murit yëpp ak lu jullit yëpp. di leen jaale xalifa général de Baye Fall bi nga xam ne moom moo génn àddina waaye itam di jaale. kenn koo xam ne itam daanaka kenn la woon ci politique bi muy Alioune Badara Cissé. Alioune Badara Cissé mënuñu ko bañ a jaale yàlla dafa def mu bokkoon ci ñi nga xam ne recevoir naa ko fii ci Faram Facce. mu yéemoon ma nag macha allah. ci courage am yéemoon ma itam ci ouverture d'esprit yéemoon ma wax dëgg yàlla ci yaatu xelam ak xolam. ci ni ñu defee émission bi. waaye yemul foofu rek dafa nekk nit bu oyof. yaakaar naa seede yi ko nit ñi defal. man mi war naa ko mën a def. parce que bi may def suma cérémonie de dédicace su livre bi dafa ñëw def fa benn discours boo xam ni yaakaar naa ku oyoful mënuloo ko def. loolu itam dafa war a tax ñu rendre ko hommage. di ko jaale ay jegeñaaleem di ko jaale. famille di ko jaale itam ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon langue politique moom Alioune Badara Cissé di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana mais mën nañ ci rafet njort itam ci moom Alioune Badara Cissé. waaw si Alioune Badara Cissé vraiment ñu ngi jaale son excellence le président de la République Macky Sall di jaale waa Alliance pour la République yëpp mais di jaale ñi nekk si milieu politique bi yëpp di ko jaale sénégalais yi bi may jëkk a gisante ak moom di xamante moom c'était en 2010 fekk benn Bamba Day amoon boobu maa ngi directeur de cabinet ministre des Sénégalais de l'extérieur mu jël ay passeport ànd ak ay mbàkke doon leen jàppale pour ñu ut ay visa ñu daje woon côté ambassade États-Unis mu oyof bi ngay wax noonu mu ngi ci ak disponible joxe boppam jox ko askan wi mais jox ko tamit fi mu bokkoon yoon mu bokkoon mu yoonu Cheikh Ahmad Bamba si wàllu politique tamit mu nekkoon référence. Président Macky Sall fonkoon ko loolu waaye ñi mu doon àndal di politique ñëpp ñi ànd ak moom ci APR comme ñi nekkoon ci opposition ku nekk joxoon ko cër je crois que exemple la war a nekk pour
ñun tout tànk yi nga xam ne ñu ngi commencé di dugg ci langue politique bi ñun ñëpp ñuy ñaan également bis bu ñu wuyu jee ñu mën a am lu mel ni li mu am parce que li mu am yombul. dëgg la mooy faire l'unanimité effectivement si wàllu politique. waaw lu jafe la. dëgg la te moom am na ko yàlla na ko jëkk yàlla na ko yàlla xaare ci àjjana yu gën a kawe yi. si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf donc yaakaar naa loolu mun woon ñàkk ci introduction. Cheikh Issa bu ñu duggee ci wàllu émission bi dañuy taxaw d'abord wax naa ko yaa jiite ADM. am benn mouvement politique aussi bu ñuy wax AMDEM. mu raar lu ñuy gis benn militant wala sympathisant wala nu ñu ko mën a tuddee mu bokk ci benn langue politique créer mouvement loolu ndax mën nga ma expliquer lan moo indi AMDEM ci biir APR. waaw AMDEM nag genre cri de guerre la benn slogan. boo xam ne daf ñuy permettre ñuy animer ak di mobiliser pour le président de la République Macky Sall dans le cadre de l'APR. mais également di œuvrer pour le développement de Mbour parce que bu fekkee ne un militant de l'APR moom nga de manière ordinaire. mais xam nga loolu yow soo ko defee keneen def ko. waaw yow soo créer mouvement keneen créer mouvement. mais loolu lan la mën a indi. mën na indi jaxasoo. comme ni ko xalaat kon xam nga ko ah. moo tax nag ma jël ay dispositions yoo xam ne dina ma permettre jaxasoo googu du am. parce que AMDEM si ni nga ko xamee ñu ngi koy dégg depuis février 2016. AMDEM amul récépissé AMDEM amul statut amul règlement intérieur amul carte membre slogan la nee naa slogan la boo xam ne permettre nañu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Mbour. kon si je comprends bien AMDEM légalul. non pas non légalul. non du existé wul. waaw mais juridiquement non loolu laay wax nii. xam nga inexistence juridique ak illégalité bokkul. illégalité mooy nga defar loo xam ne sur le plan juridique taxaw na te méngoowul ak droit loolu mooy illégalité. léegi nag non attends parce que léegi nag li nga xam ne dafa non Cheikh. waaw bëgguma nga dugal ma ci affaire droit. parce que xam naa ni li nga si xam xaw ma ko ci magistrat nga. bul ma jaxaseel bu affaire yi. li ma bëgg mu leer mooy. te nga wax ko yow yaa ni ma amul récépissé. amul nangam. mais nañu d'accord ni légalul donc. non. légal ne xam nga la ma lay wax. waaw amul récépissé. amul règlement intérieur. amul carte membre. ça veut dire que existé wul ab tur la boo xam ne ma nee naa la bi may commencé ma ne la cri de guerre la parce que stratégie la pour mën a mobiliser waa Mbour yëpp pour ñu dugg nag ci wàllu politique bi jàppale président Macky Sall loolu la bu fekkoon ne APR dafay tere mouvement. fekk dañu wut benn mouvement utal ko récépissé utal ko existence juridique ci biir APR loolu mooy illégalité moo tax tur bi da nga ko dégg rek waaye doo gis ko la woon carte membre. doo gis ko la woon récépissé. doo gis ko la woon dara te man xam naa. fu nit di jaar pour am récépissé parce que j'ai été chef de la division affaires politiques et syndicales au ministère de l'intérieur. administrateur civil laa génnee ENAM samay élèves yu ma amoon ENAM actuellement ay kilifa lañ ci dëkk bi donc xam naa fu ñuy jaar pour am récépissé mais. damay dugg ci politique pour jàppale Macky Sall ci biir APR ma xalaat ne loolu su ma ko joxee dina doon cri boo xam ne dina mobiliser waa Mbour yëpp pour que ñu dugg ci mbir mi parce que dinañ ci gis jàppale Macky Sall ci plan Sénégal émergent te dinañ ci gis également boole suñuy doole boole suñuy xam-xam boole suñuy am-am pour jëmale Mbour sa kanam. mais Cheikh Issa loolu nga def dàqaloo ko ñu bëri ci ay cadre yu nekk Mbour yu nekk Fatick yu nekk Mbakol yu nekk feneen ak feneen boo ko APR dàqoo leen ko. waaw mais bu ñu ko defoon tamit day gën a baax rek. parce que jàpp nga loolu ñun ñi ko def. jàpp nga ni dafay gën a baax day gën a baax parce que ñun ñi ko def. Mbour day rëcc ñu non Cheikh tout à l'heure dama la laaj. su ku nekk defoon loolu nga ne ma jaxasoo lay indi. non bu fekkee ne. ku nekk dafa demoon ut sa récépissé. ak mouvement utal ko existence juridique utal ko ay règlement intérieur ay statut utal ko ay carte membre à côté carte membre APR bu boobaa jaxasoo am mais boo gisee Mbour ku la naan AMDEM la nga laaj ko carte membre du ne la ne man bii mooy sama carte membre. te biñ ko defee Mbour jik nañu nooy xamee ne jik nañu mooy da ngay gis résultat wu élection yi nombre de voix yi ñu amoon avant 2016 ak nombre de voix yi AP ak Benno Bokk Yaakaar am ci biir Mbour depuis 2016 ba tey. d'accord nga xam ne kon jig nañu loolu bu ko ñëpp defoon vraiment ñu am ay slogan yu mobilisateur
si dëkk yëpp pour gën a yokk ndam njabootu président Macky Sall def naa loolu dina doon lu baax. d'accord c'est important ñu présenter mouvement bi kon mën nañ jàpp ni sa candidature mouvement bi moo koy porter. ci mairie bu Mbour. non sama candidature au niveau de la mairie de Mbour keneen du ko porter ku dul benn bokk yaakaar wala la grande majorité présidentielle parce que. mais nag yaa ngi indi confusion aussi. non mais xanaa xamoo ne grande majorité yaa ngi indi jaxase. non grande majorité am sa mouvement ba pare. grande majorité. waaw grande majorité ay parti la ak ay mouvement même bu mouvement bi amoon récépissé ku nekk ci mouvement bi mën na revendiquer nekk candidat wu coalition bi parce que coalition la benn bokk yaa coalition la surtout que nag mouvement bi amul récépissé amul dara donc ñi ci nekk ñëpp tey revendiquer wu de l'APR di revendiquer wu de Benno Bokk Yaakaar kenn ku ci nekk ci ñun mën nga revendiquer ne war naa mën a nekk candidat mais loolu c'est-à-dire ñun nekkuñ sax ci loolu xam nga ci loolu lañ nekk liggéey massifié animé parce que sunu kilifa muy le président de la République Macky Sall def nañu nañ ko déglu du kilifa APR rek de moom mooy kilifa grande majorité présidentielle. mais yow dégluwuloo ko yow wax def déclaré nga sa candidature. non ñun ñëpp dañuy def candidat à la candidature. waaw mais loolu mooy lan. mooy ñun ñëpp dañuy wane ne bëgg nañ. waaw mais loolu mooy lan est-ce que. non xam nga candidat mooy lan. waaw sa kilifa bu la waxee déglu ma mais da nga koy déglu. non ñun ñëpp loolu lañ koy dégloo fi mu nekk. non déglu ko. mënut a ànd ak candidature à la candidature. non actuellement loolu da moo am ci dëkk bi. ah non ñi ngay dégg ñu lay wax ñëpp kenn nekk gu fi candidat amagul de candidat ñun ñëpp dañoo am kilifa muy le président de la République Macky Sall. moom mooy gérer moom mooy diriger la grande coalition bi nga xam ne mooy grande majorité présidentielle bi nga xam ne. benn bokk yaakaar bi mu juddoo ba dox ba pare ay personnalités yu mag ak yeneen i parti dañ ñëw fekk ci ko. mu nekk léegi la grande majorité présidentielle. d'accord léegi moom day waxtaan ak ay nawleem ci kaw ñu xool dëkk bu nekk ñi nga xam ne ñoo fay yëngatu ci politique yépp te ku nekk war a mën a am ambition ñu xool ci ñooñu ban stratégie ak ban système moo gën. pour ñu am victoire bu mag bi nga xam ne moom la ñuy wut. d'accord mais fi mu nekk nii. kenn nekkagul candidat ku nekk nag mën nga afficher sa ambition waaye candidat bi moom ki koy déterminer mooy le président de la République bu àndee waxtaanee ay nawleem ci kaw ba pare. waxtaanee tamit ay responsables yi. président de la République moo koy déterminer bu déterminer Mbour ne Saliou Samb mooy candidature am. président Macky Sall. waaw mooy sunu kilifa te ñun dañoo respecter kilifa. wax naa la ñun ñu ngi. affiché sunu ambition. ñu ngi liggéey yaa ngi guddal tontu bi de. ñu ngi liggéey. Cheikh ñu ngi dugg ci yaa ngi guddal tontu bi de. ñu ngi dugg ci tontu bi yaa ngi koy guddal te di nga ma ko tontu. dama ni président de la République su waxee ni Saliou Samb mooy candidat ci Mbour. li ma la wax kay weesuwul loolu dama ne la. waaw président de la République Macky Sall moom mooy kilifa wu grande majorité présidentielle. dëkk bu nekk moom mooy waxtaan ak kilifa yi nga xam ne moom la seqal coalition bi. waxtaan ak responsable yi au niveau local déterminer kan mooy candidat bi ñun ñëpp ñu ànd ci. liggéey ci lu mu gën a baax. parce que foofu. d'accord kon leer na que ni leer na foofu ci Mbour. waaw du ñaari candidat à la candidature wala ñeenti personnalité rek ñoom ñoo fa nekk il faut que ñu respecter yeneen responsable yëpp ak yeneen parti yi fa nekk yëpp parti bu nekk ak mouvement bu nekk ci biir grande coalition au niveau de Mbour. am na ay responsables yu valable yu dëkk ci dëkk bi yu bugg dëkk bi yoo xam ne depuis un certain temps ñu ngi liggéey pour Mbour di liggéey pour le président Macky Sall loolu c'est important. léegi nag yaatu na. waaw président Macky Sall nag ak ñi mu àndal ñoom ñooy xool seeni critères xool système ban moo gën parce que ñun li ñu intéressé mooy gagner avec la manière pour président Macky Sall pour que coow li maanaam jeex ñu xam ne dëkk bi président Macky Sall moom moo fi nekk. d'accord Cheikh. président bu nee Saliou Samb mooy candidat am Saliou Samb mooy nekk sa candidat. président Macky Sall ku mu ne moom mooy suñu candidat. ñun ñëpp ci moom la ñuy nekk. d'accord muy ku mu mënti nekk ci parti yi nga xam ne ñoo nekk ci grande coalition bi. ku président Macky Sall ne diw moom mooy candidat bi ñun ñëpp ci la ñuy nekk parce que ñun ci moom la ñuy jokk. te doo jiital nit tamit di ko fokkastal. d'accord waaye tamit du ñu wër fenn tamit naan. ñun ñooy candidat wu président Macky Sall te waxagu ko loolu tamit il faut que tamit responsable yi. nekk dafa am ñu koy def ñu éviter loolu. dafa am ñu koy def am na ñu koy def. ci Mbour. waaw
comme ñan par ñu exemple koy éviter rek. non dama ni non comme dama koy yedde sama bopp. non mais da nga ni am na ñu koy def ci waaw mbuur mais comme ñan dafa dama am koy ñu koy yedde def sama bopp. waaw d'accord di koy yedde sama mbokk responsable yi nekk Mbour. ne leen nañu éviter di wax waa Mbour ne leen président Macky Sall man la désigner alors que président Macky Sall ak ñun ñëpp àgguñu foofu fi mu nekk fi ñu àgg mooy ku nekk wane sa bëgg-bëgg ak déglu nag kilifa gi bis bu décider rek ñu dem ñu ànd si. d'accord mais Cheikh Issa par exemple buñ la laajoon par exemple sa ay référence nga ni tey sa candidature lan nga ko mën a étoffer lan ngay wax. lan laa ko mën a étoffer si waaw ban côté. c'est-à-dire lan nga ko mën a justifier quand même sa candidature yow ci Mbour. waaw Mbour dëkk fa juddoo fa yaroo fa màgge fa jànge fa dëkk fa maanaam di fa fanaan 7 jours yu nekk presque 5 jours yi Mbour lay fanaan xam lu ñuy dund xam lan mooy soxla yi xam lan mooy préoccupation yi te yàgg tamit si bokk ak waa Mbour seeni préoccupation même bu politique jàllee social am wala éducation wala sport wala santé wala environnement wala religion amul dara loo xam ne nii bi ma mënee dara ak léegi yëngatu na Mbour te ngeen gisu Cheikh Issa Sall ma jàpp ne suñu àndee ñun waa Mbour ku nekk am na loo mën lu sa morom mënul ku nekk am na loo xam lu sa morom xamul. bi nga mënee dara mooy bi nga amee ndomb tànk. bi nga mënee dara mooy bi nga amee ndomb tànk dara mooy. oui bi ma commencé di liggéey di am as tuut mooy depuis 2001 ba tey lépp lu yëngatu Mbour si wàllu yooyu ma la wax buñ gëstoo gis nañ si Cheikh Issa Sall te revendiqué wu ma woon dara utuma woon dara lu dul dëkk si dëkk bi bugg bokk si ñuy defar dëkk bi jege tamit samay mbokk maa ngi dëkk fu ñuy naan tefes si mool yi ku nekk xam ne yow xam nga bu baax mool yi parce que miin nga Pikine bu baax xam naa ne waa Caaro yi xam nga leen bu baax noonu ñuy dunde ñun Mbour tefes noonu la ñuy dunde mooy ñooy amandoo waaye ñooy ñàkkandoo ñooy lekkandoo mais ñooy xiifandoo ñooy defandoo lépp d'accord loolu moo tax depuis bi moom amee as tuut man dara ba tey lépp loo xam ne waa Mbour ñu ngi si rek maa ngi si ak ñoom def naa ne loolu bi ma demee tolloo fii nag jàpp naa ne war naa bokk si ñi nga xam ne dañuy defar suñu dëkk bi jële ko A yóbbu ko Z. d'accord alors Cheikh yaakaaruloo ni itam événement bu fi jaaroon ci mbiru Ousmane Sonko mën na la ci yàqal lu bëri parce que ku ne ñu bëri yàgg nañu dégg seen diggante yow ak Ousmane Sonko. am na wala amul xëy na nga leeralal ma ci que bi muy ñaani soxna bokk nga ci ñi demoon ñaanal ko soxna xaw ma noonu am demee na noonu ou pas mais am ngeen ay relation particulière yoo xam ni seq ngeen ko ci jàngandoo ak ci jaar-jaar. alors soo demee ba lu waroon yem ci seen biir nga tasaare ko ndax jàppuloo ni loolu mën na yàq xelu nit ñi ci yow. bon ça dépend si ku nekk nu mu koy gisee. man damaa jàpp ne sunu kilifa gu baax gu tudd Sëñ Abdou Lahad Mbacké. def na sa xarit bu tooñee ñu oola pour seede neel moom moo tooñ buñ nee nañ ko yóbbu rey ko nga ne nañ ma jëkk a rey man si loolu laa taxawee si mbir moom parce que dafa am loo xam ne maag moom dañ koo dox jëm si Mansour Faye pour àgg si président pour ñaan njekk ma def si lu ma mën lépp mu toog benn jour ma gis ko ci télé yeeg ci fépp mu weddi ti faa xam ne loolu mosul am ba sa mbokk journaliste yeeg ñëpp ku nekk di ma interpellé si ne comme yow nee nañ fekkoon nga kii bi te am nga rôle boo si jël il faut que nga témoigner ma ne nag bi ma demee man ba jugé ko man sama bopp ne jot na pour ma génne wax ne li ma ci xam si mbir mi si laa génne wax li ma xam si mbir mi ñoo bokk jàngandoo ñoo duggandoo ENAM ñoo génnandoo sama promotionnaire ENAM la xamante nañ bu baax ba muy takk jabar gi demee noonu bokk nañ benn kii boo xam ne sortant yi ñoo fa nekk su may takk dina yëg suy takk dina yëg suy ngént dina yëg su may ngént dina yëg waaye nag bi mu demee ba àgg foo xam ne si mbir moo xam ne j'étais au centre maa ngi woon si digg bi mu soxlaa li mu soxla si man la ñëw ma dem ki nga yaakaar ne mën na ci dara ma dem si moom wax ak moom ba lëndëm am si nag ak weet di dag yu demee noonu j'étais man obligé man ma ñëw
wax li nga xam ne moom laa ci xam. ñi ma xam nag xam nañ. non du li nga ñi ma xam. ñi ma xam man sori naa man dem naa gën naa sori foofu. parce que man vocal bi mu la envoyé vocal boobu dem ci place publique bi te ci sa téléphone la jógee mais loolu mooy suma problème man. non vocal bi dem na ci place publique bi li ko yóbbu ci place publique bi loolu man yéen ma leen defee seen investigation. non waxuma la man ngeen xam lan moo ko yóbbu ci publique. mais demul ci ñaari téléphone. Cheikh Issa non vocal bi loolu moom sa appréciation la ak sa interprétation. waaw man daal li nga xam ne moom laa ci yow weesu naa vocal bi damaa dem ci rajo bi ak ci télé bi ma wax exactement par rapport à cette affaire là li nga xam ne moom laa ci xam man côté boobu wax naa la li nga xam ne moom laay doxale ci yu mel noonu affaire bi am na ay fan kenn dégguma ci am na sax ay at parce que 2013 la woon wala 2014 ba booba kenn dégguma ma wax ci dara waaye bi ñu ma ci interpellé nag di ma ci tudd di ci waaw ak weddi yoo xam ne weddi yu xaw a yéeme sax ba ay nitam nekk ci réseaux sociaux yi di àgg ak man foo xam ne man mosuma woon gëm ne ci àdduna ay nit dinañ àgg foofu ci loo xam ne vraiment waa ji yëkkateegul sax kàddoom pour wax ci ne fii la jëm wala fële la jëm ci laa ne nag comme dëkk bi kenn moomu ko kenn gënu fi dëkk kenn te loolu am na ma ne dinaa génne moo wax exactement li nga xam ne moom laa ci xam en toute responsabilité te defe naa ne ci kàddu yu rafet la ko mooy ne bi mu soxlaawee Mansour Faye pour àgg ci président pour ak ndimbal bu mu soxla woon bi mu ma gisee dama see dox li ma man ak ci Mansour Faye mu recevoir ñu ci nu mu gën a rafete ñu wax ko soxla bi mu def ci li mu ci man donc loolu bu ma xëyee remercier wuñu ci Mansour Faye ndax di nga ci wax lu nekk ni ko Mansour Faye waxee demeewul noonu ni ko Mansour waxee ni dafa sukkur ci kanamam sukk demeewul noonu xam nga mais non nañ d'accord ci loolu que demeewul noonu boo soxlaa mais non nit daal moom soxlaam mais Cheikh nañu d'accord ci loolu rek xanaa loolu au moins di nga mën a wax ni demeewul noonu pam ngañ soxla la amoon waaw soxla dëgg la amoon nag soxla bu tàng moom la amoon ñëw ci man parce que période boobu bu ñemee dem ci diw ku nekk ci pouvoir bi pour wax ko soxlaam rek xam ne soxla bu tàng la woon soxla bu tàng nag boo ko amee ba ñëw ci ki nga yaakaar ne mën na ci dara kooku nu nekk mën nga ko def waaye li am solo daal mooy man li ma ci def mais boobu mi ngi nekk fonctionnaire non mu ngi nekk fonctionnaire waaye boobu mu ngi ci syndicalisme bi te mu ngi ci woon ci yeneen ci ay waaj ay xam nga am na yu bëri yoo xam ne nañ ko bàyyi noonu rek waaw nañ ko bàyyi noonu c'est-à-dire nañ ko bàyyi noonu mooy mu ngi waaj fonctionnaire la mais fonctionnaire la bu doon syndicat yi mais bu doon raam tamit jëm ci politique doon raam bu baax jëm ci politique waaw. d'accord mais li ci jàppaloo ni mën na nekk lu lay taqal aussi lu lay topp l'affaire Ousmane Sonko. non l'affaire Cheikh Issa Sall si non au contraire. parce que par exemple koo xam ni jaar ngeen foofu mu jël benn vocal envoyé la ko vocal bi mu yem ci sa war a yem ci sa téléphone mu dem ci place publique bi ndax politique. pourquoi nga jàpp nga appesantir ce vocal bi nee naa la man weesu naa vocal bi damaa dem ci rajo ak télé wax li nga xam ne moom laa ci xam yépp waxuma ko contre diw waxuma yow li nga wax bu la neexee wax ko sax cinéma bu la neexee mais moom li mu wax te mu yem ci seen diggante laa wax. non man lu yem ci suñu diggante c'est une affaire qui était dans la place publique affaire bi mu ngi ci place publique bi wax ji mu ngi ci place publique bi coow laa ngi ci place publique bi donc amatul loo xam ne ni dafay des ci ay ruq ak yu demee noonu. nit yi da ngay responsable c'est-à-dire nit da ngay responsable li ngay wane ci kaw daa war a nekk li nga xam ne moom moo nekk ci suuf mais di wax ci suuf mu wone guddee nga doxee neen nañ ni bu dee ci suuf la nga am noo doxee te bu bëccëgee nga am beneen xarkanam boo bëgg a wane loolu tamit ci Sénégal gii bu fekkee ne yaa ngi demander suffrage yu nit ñi seen baat wala seen kii war nga am. mais Cheikh Issa jugement bi nga def ci Ousmane Sonko dafa grave ah. lan mooy lan non li nga wax ni par exemple dafay matt di ëf loolu dafay wax ci kaw di wax ci suuf pourquoi nga bëgg ko décrire noonu. mais parce que ci côté boobu ci dossier bi noonu la ci doxalee ak ci yeneen dossier sax yu bëri. ah bon. waaw yu bëree bëri. déet waay. waaw ba ci dossier Adji Sarr bi. non dossier Adji Sarr bi aw ma continue bi xaw ma lu ci biir. kon ban dossier nga bëgg yaa ngi lu ci biir mais dama ne daal ñun. ñii di laaj
baatu askan wi. war nañ bàyyi bu ñu xëyee suba teel nekk ci rajo yi wane benn xarkanam boo xam ne bu guddee ñuy jaar ci suuf di wane beneen xarkanam. ok alors. loolu ci sama bopp laa koy bu ma la déggee kon ci wàllu politique nekkul moom ak parti ak coalition am nekkuñu menace ci yow à Mbour. non non Pastef non loin de là. Mbour président Macky Sall moom moo ko moom. Cheikh Issa Sall taxul moom ko de ay liggéeyam yu waa Mbour gis Mbour dëkku napp la président Macky Sall mooy seul président bu mës a tëgg programme mu napp pour waa pêche artisanale man si laa juddoo si laa yaroo si laa màgg léegi Balla Gaye di wax ne xaw ma xaalisu mbër lañ ko ngénte man xaalisu napp géej moom lañ ma ngénte damay dem géej ba veille may dugg ENAM damay dem géej dama doon nappi ba Guinée Bissau Guinée Conakry donc xam naa ko bu baax sama magu papa nekkoon na président wu coopérative bu pêcheurs yi masul am un projet bu état tëgg pour jàppale soutenir nappkat yi président Macky Sall moo ko fa def boo gisee si wàllu tourisme bi également ay crédit hôtelier yeeg yeneen ak yeneen tourisme bi demoon na ba dee en 2011 bu ñëwaatee nii parce que coupure yi jeex na ak yeneen ak appui yi mu def. ñëwaat kay tourisme bi ñëwaat moom dafa ko. waaw kay tourisme bi ñëwaatoon na ba temps yi nii ak Covid bi. effectivement affaire bi xaw a te Covid bi mu amee tamit président Macky Sall jàppee na bu baax. boo xoolee aéroport mu ngi à côté zone industrielle bu Sandiara mu ngi à côté zone industrielle bu Diass mu ngi à côté ak ay université ak ay yeneen ay donc liggéeyam bi mu liggéey ci Sénégal waa Mbour gis ko. autoroute à péage bi romb ñuy jógee Mbour léegi di ñëw liggéey ci Dakar wàcc ñibbi yooyu moo tax waa Mbour jël ko def ko ci seen biir xol. ci emploi ñun tamit ñu ànd ci xëyu ndaw ñi. ci waaw ci xëyu ndaw yi tamit même chose. parce que loolu moo ëpp importance. waaw loolu c'est important. mu ngi ci bu baax programme yi fi jaar yëpp bu ci nekk waa Mbour bénéficié wu nañ ci des na nag mooy. mooy dañoo nekk ci dëkk boo xam ne population jeune bi. dafa représenter plus de 70%. d'accord dëkk bu mel noonu nag. c'est-à-dire loo daw ci wàllu emploi rek doyul. d'accord moo tax mu def programme bu mujj bi. xëyu ndaw yi. te xëyu ndaw yi bi waa Mbour yi incha allah dinañ ci bénéficier comme ni ci Sénégal yëpp di gisee seen d'accord léegi ñu fàttali ne directeur général bu agence de développement municipal la ñuy recevoir tey muy Cheikh Issa Sall dinañu wax nag ci agence bi ndax bari na ay programme yoo xam ne ñu ngi ci biir agence bi bokk na ci projet bi nga xam ni mooy xeex wàllu mbënd mi ak coow yi ci am yëpp dinañ ci waxtaan dinañ wax aussi ci waxu PACASEN nga xam ni itam programme la buy taxawu li nga xam ni moom mooy collectivité locale yi dinañ ci ñëw wala bala ñuy ñëw ci loolu Cheikh daf ni ma abordé l'affaire Ousmane Sonko laa bëgg a aborder aussi l'affaire El Hadj Oumar Youm ngeen bokk parti ñu bëri sax jàpp ni départam du gouvernement ci yow la jóge parce que yaa génn wax ni dafay waxtaan ci biir guddi pour daaneel Macky Sall pour jël place am nga jàpp ni loolu ci koo xam ne yéen a bokk parti yéen a bokk taxawaay yaakaar nga discours bu mel noonu itam bu responsable la. El Hadj Oumar Youm maa ngi koy nuyu bu baax. sama mag la c'est un grand responsable de l'Alliance pour la République un grand responsable et le coordonnateur départemental de l'APR de Mbour. kon moom mooy coordonnateur mosul Oumar Youm mosul convoqué une réunion maa ngi ci télé boo xam ne pour APR départemental la te ñëwuma. te mosuma ñëw xëccoo présidium waaye. dama lay wax ne former gouvernement. prérogative bu kenn dong la Cheikh li ngay wax c'est le président de Macky Sall mais yow naka nga mën a taxaw moom donc non Cheikh naka nga mën a waxee ni musul def réunion boo fekkewul alors que yow nga taxaw wax ni def na réunion di ci manigancer pour mën a remplacer président Macky Sall. non waxuma loolu si lan non yow tam vidéo yi ñu ngi fii Cheikh Issa non génn vidéo yi dama ne xoolal bul ma dugal si génneel bu la ne dama ne li ma waxoon man la moom lay waxaat dama ne waaw man ku écarte Cheikh Issa waaw parce que buggul ñëw réunion en catimini wala ay réunion nocturne kooku ci affaire la loolu nag loolu lañ si déggee yéen a ko si dégg mais li nga xam ne moom mooy li constant mooy réunion yi ñu doon organiser en tant que coordonnateur départemental de l'APR de Mbour amul benn réunion
boo xam ne convoqué nañ ko te ñëw ma premièrement. Deuxièmement mosuma ñëw réunion di xëccoo président damay ñëw toog fi ma doon toog presque place bi fixe la. Troisièmement former gouvernement. non Cheikh. soo mënoon dindi ne si gouvernement kay kon ma dugal sama bopp. non léegi lan moo changé ci say relation ak El Hadj Oumar Youm lan moo ci changé. El Hadj Oumar Youm. non lan moo changé ci seen diggante yow ak Oumar Youm. parce que li ngay wax ni. lii yàggul c'est récent lii nga bëgg a wax suma frère la suma xarit la mais loolu li yàggul. mais li ma lay wax nii. lii ñuy wax nii nga xam ne sa ennemi la woon. ba ngeen di xeex ci politique. ennemi amul non attends non xaaral en politique moom amul wax ennemi. non bu wax ennemi en politique. léegi ñu waxal baat bi nga bëgg a wax xam nga lan mooy problème léegi waxal baat bi nga bëgg a wax adversaire nga bëgg a wax ñun ñëpp ay responsable lañ au niveau de Mbour. ok ñu man di ànd ci yenn yi. man di juumoo ci yeneen yi. waaye sur l'essentiel on a toujours été ensemble. bi président Macky Sall di ñëw en 2019 di ñëw campagne man ak El Hadj Oumar Youm ak Sira Ndiaye si sama oto man si leen yéeg pour dem jëli président Macky Sall. waaw 2014 laa la wax ba tey El Hadj Oumar Youm fu mu convoqué réunion maa nga si dama ne la nag ñoo nekk ci biir département bi mën nañ di déggoo ci yeneen yi di wuumoo ci yeneen yi waaye adversité amu ci ennemi animosité amu ci léegi bi mu te li koy wural mooy bi mu génnee ci gouvernement bi. da nga cee kontaan yaa say. non da ngeen cee non jamais feetu sax. non jamais. non Cheikh Issa da ngeen cee feetu jamais. bi mu génnee. man maa jël sama caravane ma dem ba Caajaay ma fekk ko waxtaan ak moom ci kanamu ñëpp ma ne ko yow yaay coordonnateur départemental de l'APR gouvernement ak sélection nationale nag ñooyam l'entraîneur wala le président de la république mooy seet ku mu si woo waaye tu restes toujours notre coordonnateur départemental jusqu'à la preuve du contraire dañoo bëgg taxawaay bi nga doon def ci biir département bi nga continuer ñun ñëpp ñu ànd ci ak yow comme niñ ci ànd ak yow man ay gouvernement ku ci nekk ku ci nekkul loolu président Macky Sall moom moo koy lijjanti. commune bi nag kan mooy coordonnateur bi. commune bi dafa jaxasoo nag moom foofu commune bi moom dafa jaxasoo. jaxasoo bi moo tax parfois nga ne yow yaay coordonnateur Amath Tidiane Diba. non jaxasoo bi moo tax parfois nga koy revendiquer. Amath Tidiane Diba. waaw moo nekkoon coordonnateur. communal de l'APR. mas nañ organiser benn assemblée générale boo xam ne tous les responsables de l'APR ñoom ñoo ci nekk. à l'unanimité y compris Amath Tidiane Diba ñu ne Cheikh Issa léegi yow yaay coordonnateur. bagage APR mooy tampon yeeg yooyu demee noonu yooyu yëpp actuellement ñu ngi sama kër. def passation de service ak yëpp. waaye APR au niveau de la commune de Mbour mooy parti boo xam ne da ngay xëy rek kenn xëy fële ne moom mooy coordonnateur. mais man yàlla dafa def ay titre coordonnateur wala yooyu mosuma intéressé. man li ma intéressé mooy di liggéey ci terrain bi jege population yi di leen biral lan mooy liggéeyu président Macky Sall di def ci seen xol yi président Macky Sall di yaatal njabootu président Macky Sall ak di jàppale président Macky Sall man loolu ak njabootam loolu moom mas a intéressé te ci loolu rek laa nekk. alors ci loolu nga nekk ñu daal di lay confier aussi ay programme yu bëri daanaka programme yi mënuma ko am na ci yoo xam ne sax wax dëgg yàlla xawuma ko waaye yi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeeku. bokk na ci programme bu mel ni projet bokk na ci programme bu mel ni PACASEN aussi nit ñi di ko dégg. di nga ñu gën a leeralal lan mooy programme yooyu mais man question yi ma ci am d'abord dañ koy tàmbalee ak projet ndax dafa am coow boo xam ne daf ci am. bi nawet bi ñëwee dañu dégg le ministre Oumar Gueye depuis février. mu wax ni lancé nañu appel d'offres yi pour ñu xool naka la ñuy mën a def pour génne xaalis pour mën a xeex wàllu mbënd mi. depuis février bu ñu toogee ba mois d'août daanaka ci la fonds yi doog a génn est-ce que jàppuñu ne jafe-jafe yi nga xam ne askan bi ñu ngi koy jànkonteel ci ndox mi am na ci loo xam ni am ngeen ci responsabilité. Au contraire parce que projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique président Macky Sall septembre 2012 si la organisé woon conseil présidentiel tëral projet boobu
en même temps que mu tëral projet yu bëri yi mu defoon ci plan décennal bi ñu koy exécuté 2013 ba 2020 projet boobu jeex mais yeneen projet yi ñu ngi doon dox ci waa plan décennal bi yi ONAS yoroon wala yi APEX yoroon wala yeneen structure yoroon ñun bi ñu paree ñu def li ñuy wax rapport d'achèvement bu wax ne projet bi lii ak lii ak lii lañ ci def lii ak fii lañ ci toll jeex na ci rapport d'achèvement boobu ci leen proposé woon nag pour ñu formuler beneen projet muy projet bi 2 bi ko président Macky Sall gisee tombeek inondation yi amoon Kër Massar te projet 1 bi taxoon ñu régler presque 100 quartiers yu Kër Massar mu desoon quelques quartiers président Macky Sall na léegi nañ gaawantu ñu baral formulation projet 2 bi mais comme formulation projet dafay jël ay temps dafay jël yàgg mu ne ci keesu état bi ci 2021 bi dinañ ci génn loolu moo waraloon 15 milliards 15 milliards yi waaw loolu mooy phase d'urgence bi ñu mën a amorcer travaux yi en attendant projet bu mag bi nag di ñëw ñu mën a continuer liggéey bi. donc 15 milliards yooyu c'était uniquement pour Kër Massar. c'est uniquement pour une partie de Kër Massar. une partie de Kër Massar. parce que Kër Massar waaw dëkk bu mag la léegi. loolu moo tax sax président Macky Sall jël ko def ko département. commune bi ñu def ko ñaari commune parce que léegi Kër Massar ni muy màggee ak ni Touba di màggee ak ni Mbour sama dëkk boobu di màggee presque ñoom ñoo yem boo fa jëlee at ak morom ma rek da ngay gis dëkk bi presque day doubler ci population wala en tout cas day li ciy yokk dafay bëri moo tax mu ne nañ def phase d'urgence bu ñu xaar formulation bi. nañ continuer liggéey bi ci lañ génnee 15 milliards pour phase d'urgence bi waaye suñu liggéey yi nag moom dafa am nu muy tëddee. mooy da ngay bala ngaa dem di def ay canalisation ci biir quartier ak yooyu ak bassin yi il faut nga utal ndox mi foo koy tuur bala ngaa as ndox mi. waaw mais loolu foo koy tuur fi koy tuur nag mooy nga utal ko exutoire. commencé nag di def canalisation yi bassin yi di yéeg nag jëm ca kaw. mais xam nga loolu doo ko léegi nag loolu dafa am entreprise yu koy def. waaw bu fekkente ni. teelu la dugg xaalis bi teelu la dugg ci loxoy entreprise yi mooy li nga xam ni moom moo am. non xam nga administration dañ na l'administration paie après service fait administration. du la fay. mais du ci projet bi de. parce que projet bi dafa am ay avance de démarrage. non waaw avance de démarrage la. oui avance de démarrage ça ne veut pas dire paiement. waaw. avance de démarrage dañ lay jàppale rek si yow li nga yor sa compte bopp ak li la banque bi nga xam ne moo lay accompagner li muy génn. c'est la état bi tamit di la jox. donc loolu moo tax say par exemple lu toll ci 311 millions. xaaral ma duggoon ci loxo xaaral ma àgg rek loolu ngay boole pour mën a nag commencer di liggéey. loo liggéey ba benn instant nga décompter ko ne man liggéey naa lii nga déposer ñu fay amul benn décompte bu ñu déposer boo xam ne état bi fay ko parce que ni ma xamee man ne lii urgence la pour Kër Massar noonu la ko ministre. yi nga xam ne ñoo ko seq yëpp xamee surtout nag le ministre de l'économie et des finances moo tax lu fa dem ci wàllu projet bi fay nañ ko saye bi ngay wax nii projet am c'était 1 milliard 800. c'est normal que buy démarrer ñu jox ko avance de démarrage si lañ ko jox avance de démarrage am bi 311 millions mu liggéey lu bari nag curé canalisation yëpp curé bassin yi. di gérer en même temps quatre stations de pompage non xam nga lan laa mënta comprendre. bu fekkente ni lu normal la lan moo ci war a mën a indi coow. coow li man lan moo ci war a mën a indi coow ba sayee aussi di ko leeral loolu. coow li nu mu ma jaaxale sax man ba ma commencé administration nag 2001 ba tey maa ngi ci haute administration waaye ba ma juddoo ba tey mosuma gis lu mel nii c'est-à-dire xëy rek gis ci journaux yi loo xam ne. c'est diamétralement opposé ak li nga xam ne moom moo am moo wax la li journal bi wax la li am journal bi nee na saye dañ koo fay 1,8 milliard te ñaari pompe la indi benn bi panne alors que saye avance de démarrage am dong la jot te li mu fournir agum wala li mu liggéey ëpp na milliard mooy premièrement journal bi mu ne Yuanda ki waroon a indi tuyau yu ñuul yu mag yooyu muy ñu koy tuyau Anaconda mooy dañ koo fay 838 millions te livré wul benn mètre tuyau alors que entreprise boobu muy wax livré na 100% wu marché am yëpp depuis juin
ba tuyau yooyu moom la sapeur pompier yi yor. non mais cher moom la ñëpp li ngay wax dafay yomb da nga bëgg yow ñu gëm la weddi li journal bi bind. lan nga mën a wax loo xam ne non attends non. mais li may wax nii dama ne boo demee si biir. boo demee Kër Massar. non boo demee Kër Massar. waaw tuyau bu ñuul boo fa gis. xam nga ci sa biir wax d'accord nga ni ça y est jotul 1 milliard 800 et quelques mille. mais mënu ko jot. parce que loolu contrat am la. contrat bi global mooy loolu. waaw léegi nag lu mu fournir lu mu décompté déposé ko moom lañ ko mën a fay mais li nga xam ne moom lañ ko fayagum nag loolu jarul sax muy fournir agum parce que loolu avance de démarrage la. léegi nag ba mu fournir ay électropompam def ay wàcc coffret yi indi ay coffret curé gère ay station de pompage bu defee loolu benn diir dafay def li ñuy wax décompte déposer ko au finance ñu fay ko mais bu déposé gul kenn mënu ko fay mais nag journal bi nag def ne dañ koo fay lépp te defagul dara alors que moom mu ngi def lu bëri te avance kese lañ ko joxagum. loolu mooy première chose deuxième chose mu ne diw mii beneen ki indi tuyau yi dañ koo fay lépp te indiwul benn mètre alors que kooku indi na li muy waroon a indi yëpp déposé ñu fay ko tamit moom li ñu ko waroon a fay lépp pour te dire que le ministre des finances dafay suivre projet bi comme tu l'es sur le feu parce que xam na urgence bi si nekk. ku déposer décompte. waaw da lay fay. léegi li ñu ci bëgg a xam mooy matériel boobu nga xam ne autant de milliards lañ ko defee chaque année dañ koy jëndaat wala lan la ñuy def. non projet d'urgence bi. waaw chaque année matériel yooyu dafa am fu muy dugg. wala ci lan lay nekk. non wala lan moo ci am non projet d'urgence bi xam nañ ne comme ni ko turam wuyoo urgence. waaw dañoo war a jàppale waa Kër Massar. mais urgence lu ci indee avance de démarrage. mais loolu day am. non urgence. waaw urgence kay urgence la. mooy da nga bëgg ñu fay lépp. non entreprise noo koy fayee te liggéeyagul xam nga urgence bi mooy lan ministre des finances fexe na ba ci keesam kenn du fa indi décompte ci mbir mi. d'accord léegi yaa ngi doon wax ci matériel bi. léegi nga xam ni xaalis la te dañu bëgg a xam aussi fan lay mujj tout le temps. projet bi nu mu demee chaque année dañ koy jëndaat. non kenn du ko jëndaat ñun projet xam nga lan la ñu opté li président Macky Sall opté pour projet mooy solution définitive bu inondation boo demee Cité Soleil jaar Dalifort ay Médina Gounass da nga fay ay canalisation yu mag ak ay bassin yu mag loolu mooy projet léegi Kër Massar comme 15 milliards yi mënul couvrir Kër Massar gépp te inondation yi xamoon nañ ne taw yi ren ji dina bëri fi nga xam ne ni yenn quartier yi gënoon a sensible jëm si exutoire bi Marigot de Mbao ak Mbao yooyu dañ faa def ay bassins yu bëri plus de 5 bassins def ay canalisation yu mag 3 mètres sur 1 mètre 50 mais quartier yi nga xam ne dañuy xaar projet bu mag bi ñëw quartier yooyu na fa lañ def système de pompage pour que ndox mi bu fa ñëwee. projet bu mag mooy projet 2 bi nga xam ne moom lañ doon formuler quartier yooyu bu fa ndox bi ñëwee dañuy pomper ndox mi dugal ko ci canalisation yi jot a pare mu continuer dem ci bassin yi dem géej. loolu moo indi kii bi léegi. non dafa nag Cheikh Issa li nga wax nii ministre bi daf ko waxoon en février daaw daf ni woon. programme bii ñuy teg bu ñu ko tegee inondation dootu fi amati. non inondation dootu fi amati. waaw déjà loolu. ñu gis fi ay inondation yoo xam ne ay bakkan sax des na ci. mais non ba inondation dans les pays développés sax. ah non xam nga. xaar ma wax xam nga loolu non bul ma wax loolu xam nga loolu xam nga ko moom xam na ko. waaw xam na ni même les pays développés dafay am. man mais pourquoi donc mu koy wax askan bi naan leen jël nañ ay projet yoo xam bu ñu ko tegee inondation dootul amati. non inondation dootul amati ministre bi waxu ko. non te ministre mënu ko wax xam nga lan lay wax. lan la wax li amoon daaw dinañ fexe ba du am ren. léegi yow lan te loolu réussir nañ ko. comment. si quartier yi nga xam ne moom la phase d'urgence bi laal si wàllu canalisation ak bassin bu tawee 10 minutes après mën nga lal sa bassin. quartier yi nga xam ne àggagu fa te ñu def fa système de pompage bi ndox bi dafa doon séjourner 2 mois 3 mois bu école tijjee sinistré yi dañ doon buuxante ak élèves yi si école yi quartier yooyu léegi en 3 jours 4 jours dañuy pomper ndox mi dem donc loolu mooy amélioration bi nga xam ne moom lañ doon wax ci phase d'urgence bi en attendant maintenant que travaux yi ñu def ci périmètre phase d'urgence bi ñu mën ko continuer ci li des ci Kër Massar parce que wax naa la ko Kër Massar léegi dëkk bu mag la nekkatul dëkk bu ndaw. projet 1 bi mais tuyaux yi nga ma wax nii par exemple ñi ngi ko jëndee plus de presque 1 milliard 800 et quelques millions nga ma wax. ak yeneen matériels yi nga xam ne dañ koy jënd. fan lay mujj
lan nga ñu ci mën a wax ci loolu. déjà tuyaux yooyu seen durée de vie c'est 15 ans. ok 15 ans. waaw c'est durée de vie. sapeur pompier yi lañ ko jébbal. ok te inondation mooy tuyaux yi ñuy crochante nii. waaw yi ñuy crochante yi ba pare ay tuyaux 300 la. tuyaux yooyu ni pneu mel pneu oto yi ni ñu ko defaree noonu la ñu defee pneu yi kii bi tuyaux yi mën na fanaan ci naaj bi ci taw bi ak ci lépp te du yàqu moo tax anaconda bi tur bi. c'est pas gratuit ay tuyaux yu spécial yoo xam ne nii vraiment ni ñu ko defaree noonu la léegi 15 ans lay am bu ñu régler problème Kër Massar on ne sait jamais état dafay préparer wu suba beneen dëkk mën na am parce que dëkk yi dañuy développer programme immobilier yi ñu ngi installé wu te dañoo nekk ci rattrapage en matière d'assainissement Sénégal pendant des décennies dañoo toogoon mbalum assainissement moom dese woon na leen intéressé ci plan décennal bi ak président Macky Sall ci la assainissement commencé intéressé état du Sénégal léegi bu ñu paree Kër Massar tuyaux yooyu ak pompe yi ñu ngi sapeur pompier fu ñu ko déggati ci Sénégal dañuy dem branché wu continuer liggéey jàppale askan wi loolu moo tax tuyaux yooyu ñu jënd ko mënoon nañ jënd tuyau boo xam ne da nga koy utiliser ren mu yàqu mu pare si oto jaar si mu xotteeku mais tuyau yi 15 ans du yëngatu du xotteeku te kenn mënu ko jam. d'accord léegi nawet bi ku ne xam na ni dafay doog a commencer de. malgré que ndox mi dafa bëri ba jaaxal leen yéen jaaxal ñëpp. mais nawet buy doog a tàmbali la. ñi ngi jëm ci ay ëllëgu nawet yoo xam ni kenn xamagul lan la. lan nga ci mën a wax askan bi ci loolu. lu mën a li ma si mën a wax mooy ci projet yi nga xam ne yow mi ngi ci sa loxo tey. projet yi ñu yor ñun. waaw ak yeneen projet yi sax parce que dañoo nekk ci benn comité national boo xam ne moom mooy de lutte contre les inondations bu Serigne Mbaye Thiam di jiite te bi ñu lancé projet plan Orsec bi ba tey Antoine Diome le ministre de l'intérieur moom moo koy jiite. li nga xam ne moom moo am actuellement boo demee Kër Massar mooy fii travaux yi jaar. bu tawee 10 minutes après mën nga lal sa basang premièrement deuxièmement fi ñu doon def système de pompage bi biig dafa taw bi ma xëyee fajar laa dem Kër Massar maanaam dara amu fa ndox mi mu ngi dem correctement si ñu koy pomper muy dem bu dee day jóge ci kër yi lay jóge di ñëw ci tali bi oto yi di ko romb. non. dem na Kër Massar gis nga ko gis nga saye bi ngay wax noonu. waaw ak sapeur pompier yi dañoo jël biir Kër Massar gas fa ay kàmb yoo xam ne moom mooy attirer ndox mi ñu samp fa ay pompe yu am doole jël tuyau anaconda yi ñoom fi mu nekk nii moo comme sidit la si yaramu nit moom lañ jël def ko si biir Kër Massar ndox mi fu nekk la koy jëlee en cascade di ko jëlee fii yóbbu ko fii ba mu dugg si canalisation yi nga xam ne moom la ñu réaliser gum si fi nga xam ne projet bi laala gum na ko. dafa taw démb taw bu fort Kër Massar. mën nga fa dem tey ji wala nga yóbbu. non ngelaw bi nag moo gën a fort taw bi. non taw na bu baax. non ngelaw bi moo gën a fort itam. taw na ngelaw na bu tawoon taw ba mu tawoon kon kenn waxatu ko. non bu tawaatee taw bu tawoon tamit système de pompage bi mu ngi fonctionner renforcer nañ ko sax bu baax a baax a baax. jooyantiwaat nañ ko parce que plan Orsec loolu moo ko tax a jóg mooy bu ñu doon benn actuellement fukk la bu dispositif nekkoon benn ci doole léegi fukk la. te nit ñaa ngi en veille léegi incha allah lu ngi ci affaire bi daal di xool. waaw d'accord pare soo ma waxee plan d'urgence bi ci koppar yi nga xam ni président waxoon na ko 15 milliards yi ñu jógee waat fa plan Orsec 27 milliards daanaka loolu laa dégg directeur du budget Moustapha Ba wax ko boo wax ni xaalis bi sax daje na lépp yemb na loolu yëpp nekk xaalis bu bari. 27 milliards yi Moustapha Ba wax le directeur général du budget ma koy nuyu au passage di ko féliciter mooy li nga xam ne moom la état bi def. si wàllu inondation génn ko pour ren année bi yëpp dafa am lu ci ADM di exécuter am lu ci ONAS di exécuter am lu ci projet. mais te loolu laalewul dara 15 milliards yële de. non yooyu yëpp mooy moom ngay boole. muy 27 milliards. waaw mooy li nga xam ne nii daal. non est-ce que lépp ngay boole muy 27 milliards. moom macro lay wax moom dafa tiim ñëpp ci wàllu boobu léegi nag ku nekk yow li ñu la jox moom nga xam. mais moom moo xam li nga xam ne nii moo génn ci budget état bi yëpp pour année bi. mooy 27 milliards yooyu. plan Orsec bi dañuy xool loo xam ne nii war nañ ko jooyantu lu ñu war a yokk lu ñu war a renforcer. ñu renforcer ko ci délai yu gaaw dafa am budget plan Orsec bi am na budget. dafa am lu ñuy wax MAP. waaw moom la ministre de l'eau et de l'assainissement di prévoir chaque année pour xeex wàllu inondation yi. mais loolu nekkul ay autant de milliards. non loolu su eggee 1 milliard 2 milliards ca la yem. loolu 2 milliards 3 la. waaw yaa ngi de 2 milliards 2 ou 2 milliards 3 parce que 2 milliards 1 milliard 7 la woon
président Macky Sall yokkoon si 500 millions muy 2 milliards 2 je crois. waaw MAP waaw. loolu nag xaalis boobu fi mu nekk nii moom la ministre de l'intérieur di jël boole ceeg yeneen expression de besoin bu mu xalaat pour gaaw régler problème bi rapidement loolu moom boo demoon laaj Moustapha Ba actuellement wala ministre de l'intérieur ak ñi mu ko seqal xëy na dinañ la wax li nga xam ne moom lañ ci débloqué pour plan Orsec bi mais dama la bëggoon a leeral rek ne 22 quelques milliards yi Moustapha Ba waxoon. loolu mooy année bii di 2021. d'accord li état bi génn pour xeex wàllu mbënd mi. d'accord yi mu jox ko ADM yi mu jox ko beneen service boo xam ne day intervenir ci mbir mi. waaw Cheikh xam naa ni bëggoon naa ñu gën ci taxaw parce que inondation bi dafa am solo trop. mais dafa ñëw nag ci jamono boo xam ne itam askan bi dañu nekk ci jamono bu dund bi cher lool. egg foo xam ni daanaka jéggi na dayoo ci dund bi amul dara loo xam ni lu doon jar. tey juróom la te eggul fukk ak juróom gis nañ taxawaay bi nga xam ni sax gouvernement bi def na ko ci wàllu suukar si waaye ku ne xam na ni du suukar rek mooy problème bi jafe-jafe yooyu ndax jàpp leen ni mën na leen indil yéen problème parce que maa ngi dégg koo xam ni ci seen parti la bokk muy Maodo Malick Mbaye mu wax tudde ko sax parti de la vie dure PVD mu jàpp ni loolu mën na leen indil problème yéen ci élection yi wala ci leneen loo xam ne mi ngi ci seen kanam mënul nekk gàllankoor. xam nga dañoo nekk ci pays boo xam ne pays en développement la. li ñuy consommer lu ci bëri bitim réew lay jóge bu jamono jaxasoowee ak Covid bi ak transport bi ak nu mu demee ak yu demee noonu mën na am situation yu mel ni exister mais population bi xam nga lan lay xam xool mooy bu problème amee naka la ci état bi taxawee. prise en charge bi ak nekk war a xool état bi aussi dafa war a xool bu problème amee nan la war a taxawee ba jafe-jafe du am ci askanam. loolu laa la expliqué. non xam nga ku nekk askan bi ñoo war a xool mais état bi aussi dañu war a xool da ngay xaar mu àggali. waaw askan wi li muy xool mooy bi mu amee problème nan la ci état taxawee état tamit lu muy xool mooy problème yu mel nii bu amee moom naka la ci war a taxawee pour rapidement mu indi ay solution ci jafe-jafe askan wi. ñaar yëpp boo ci xool état bi gis nga du suukar si rek la indi ay solution si blé beeg ak si yeneen yeeg TVA bi mu laal droit de douane yeeg fi mu nekk mesure yu bëri le conseil national de la consommation proposé état bi jël ko ministre des finances accepté ko mu doon ay milliards yu bëri yoo xam ne da ciy renoncer pour soqali ak jàppale askan wi tamit. gis nañ bu baax taxawaay boobu parce que gis nañ réactivité bi nu mu gaawee bi ñu commencé di coow mbir mi rek ci la état bi jël ay dispositions yoo xam ne dina permettre ñu mën a stabiliser waat prix bi wàcc waat lépp ba pare ñu mën a dundaat seen. mais problème mu suukar bi. donc ñaar yooyu yaakaar cassé woon monopole bii rek par exemple kenn na fiy jaay suukar loolu suñ ko cassé woon est-ce que yaakaar loolu dina indi solution. parce que kenn na fiy produire waaye du kenn moo fiy jaay. mais kenn du fi jaay parce que dinañu def ay dipaa yu mën a jox keneen moo di mais parfois aussi niñ koy defee ñi ñaa ngi suukar nit ñaa ngi jaay mais bala ñoo jaay ki dafa jaral. non noonu la demee aussi xam nga dëkk tamit dañ koy réguler. waaw nit ñaa ngi jaay régulation moom si dëkk mënul ñàkk waaye li am solo mooy am na ku fiy produire suukar waaye may nañ tamit possibilité ay commerçant doyul waaw moo tax ñu may commerçant yi ay possibilité ñuy indi suukar di ko fi jaay. non mais lii nii commerçant yooyu seen problème mooy bala ñoo indi. mais kii suukaram dafa jeex. kii suukaram bu jeexee ci diggante boobu problème mooy am. situation bii ñu nekk depuis combien d'années kenn déggu ko ça veut dire que système bi ñu tegoon baax na. am na nag. comme am na ci lu mu baax da nga naan am na ci lu mu baax léegi comme lii xew na xëy na ay mesures yeneen dina jóg waaye daal man li nga xam ne moom laa sentir te boo laaj askan wi loolu la ñuy sentir mooy fu problème am rek. biñ gëstoo gis na président Macky Sall nekk seen wet Covid bi noonu la woon bii tamit noonu la leneen inondation yi gis ngeen mesures yu gaaw yi ñu si def ak yeneen ak yeneen. d'accord léegi Cheikh ñu ñëw ci wàllu PACASEN aussi programme la boo xam ne dafa taxaw pour jàppale collectivités locales yi mu mel ni dafa am maanaam communes yi am na ci ñoo xam ni dañ leen di jàppale ci ay koppar ngir ñu mën ci def seen yenn ay priorité ak yooyu mais mu mel ni nekkul lu law aussi parce que bu ñu xoolee autant de communes yi nekk ci biir réew mi su fekkente ni am na ci ñu muy intervenir am na ci d'abord benn partie boo xam ni daanaka fukk ak juróom-ñeenti commune la am na bi gën a yaatu téeméer ak ñaar fukk ak nangam la lan moo ko tax a jóg
ak lan mooy critères yi nga xam ne mooy tax nit commune bi mën a éligible pour mën ci bénéficier wu ak bu ci bénéficier wu aussi en retour naka lay justifier koppar yi nga xam ne jox ngeen ko ko. waaw PACASEN ak xaalis boobu aussi fan lay jógee. waaw PACASEN programme bu am solo la. bi président Macky Sall indee acte 3 de la décentralisation si la ne woon nag léegi il faut ñu ut programme boo xam ne day jàppale communes yi si wàllu koom-koom. am na réforme yu bëri yu ñu def mooy sel beeg yeneen ak yeneen yoo xam ne yokk na bu baax seen budget waaye il faut un programme bu am doole boo xam ne. boo xam ne du bokk ak ay fonds de dotation ak ay fonds de concours. waaw kay non seulement wala daf koy remplacer non seulement. remplacer ko non seulement yooyu. la mu ca daan def na double ba presque léegi. mais dafay jëlaat lii dolli si waat pour que gox-goxaat yi mën a am moyens yu bëri pour mën a exécuter seeni mission. léegi nag comme précole moo fi amoon temps bi nga xam ne acte 2 moo fi nekkoon mu concerné woon 67 communes bi acte 3 bi amee communes yi gën a yaatu mu ne bu ñu def saupoudrage bi mooy 500 quelques communes ku nekk nga jox ko ñaar dërëm du ko jariñ dara. nañ jël ñi nga xam ne ay communes yu mag lañ ñu defaat benn étude dolli si waat yeneen communes ci communes yu bees yi ñu boole yooyu muy 123. ñu ne yooyu na leen jagleel PACASEN bi. mu jox ministre des collectivités locales des collectivités territoriales chargé des collectivités territoriales ne ko formuler beneen programme bu tudd PACASEN rural pour ñeneen ñi nga xam ne ñëpp bokkuñ ci. mais man bi nga xam ne moom lañ ma dénk moom mooy PACASEN bi nga xam ne 123 communes yooyu ñoom la intéressé. léegi si 123 communes yooyu dafa am ay chefs-lieux de région mooy comme Fatick. comme Dakar comme Saint-Louis comme Diourbel comme yu demee noonu. ñooñu mu ne ñooñu nag dafa laaj ñu injecter leen bu baax ay financement pour que seen modernisation ak seen émergence gën a gaaw. loolu dina ci baax parce que dañ ciy gis koo xam ne budget am du. da ngay dégg ñu ne diw waaw kay chef lieu de région la. te xëy na niveau développement ak aménagement bi des na. mu ne ñooñu nañ leen pomper bu baax ay financement mu ne nañ jëlaat également yenn dëkk yu mag yi nga xam ne dañuy màgg te li ñu boot dafa bëri dëkk bu mel ni Touba. dëkk bu mel ni Pikine dëkk bu mel ni Mbour ak yu demee nan leen ci boole ñooñu tamit ñu indil leen ay financement yu bëri pour que ñu mën a assumer seen statut mën a continuer bu baax ci seen développement. parallèlement mu ne ministre chargé des collectivités territoriales formuler PACASEN rural pour yeneen communes yëpp ci Sénégal ni ma defal communes yu mag yi ñu defal leen ko parce que ñoom tamit moom dafa téye ci li ñuy wax équité territoriale pour que ñëpp yem ci li nga xam ne moom la ñuy def léegi nag ñun fonds yooyu li ñuy jël. di ko jëlee fan. di ko jële ci état du Sénégal. ak état du Sénégal. ak banque mondiale. ak agence française de développement ñoom ñoo booloo muy 130 milliards ñu pour 5 ans ñu koy jël chaque année di ko yóbbu ci budget wu collectivité territoriale mooy maire yeeg yu demee noonu bu leen ko joxee nag ñoom ñooy xool fan lañ koy yóbbu. ak nan lañ ko fay yóbbu. tout à fait. ñun buñ paree la ñuy ñëwaat xool ba xam ndax fañ waxoon ne fa lañ ko yóbbu nañ ko fa. ak nañ waxoon ne noonu lañ ko fay yóbboo ndax yóbbu yoon. d'accord léegi loolu yow en tant que tutelle ndax xam nga ci satisfaction bala ñuy ñëw ci banque mondiale wala AFD. waaw PACASEN bi boo seetloo. actuellement maire yu bëri moom la ñuy campagne parce que def na ay résultats yu bëri ci dëkk yi mu dugg yëpp soppi na seen xar kanam. donc ça veut dire que c'est un programme bu pertinent. bokkul ak li AGEROUTE di def wala li AGETIP di def. waaw AGEROUTE moom mu ngi woon ak Promoville. moom tamit day def ay route ak ay aménagement gi demee noonu. d'accord waaw AGETIP nag ci PACASEN bi am na communes yoo xam ne bu fekkee seen investissement bu complexe la mën nañ ko jël mu gunge leen ci. comme ni ñu mënee jëlee ARD bu dee commune boo xam ne am na service technique yu ko mat ñoom mën nañ exécuter seen bopp. li nga xam ne moom lañ am ci PACASEN waaye PACASEN moom actuellement boo seetloo maire yu bëri moom la ñuy campagne comme ay résultats parce que vraiment changé na xar kanamu dëkk yu bëri. voilà jërëjëf Cheikh Issa ñu fàttali ne ci wàllu liggéey magistrat nga woon lan moo tax nga def nga daal di jël robe bi teg rek dugg ci wàllu politique lan moo tax. waaw xam nga politique nag dafa di lu noble yoo xamante dëgg rek jox sa bopp askan wi. bëgg na noble magistrature. waaw yooyu yëpp bu ci nekk moom am na ay kii am daal. waaw c'est-à-dire nekk magistrature noble moo taxoon ma dugg ci.
mais ku nekk tamit da ngay am maanaam destin xëy na man bi ma côtoyé ku ñuy wax président Macky Sall dans l'opposition sama benn xarit boole ma ak moom ma yendoog moom ci benn jour waxtaan ci la xëy na virusu politique bi dugguma parce que ci laa gis ne ndekete politique nit mën na see jaamu yàlla bu gaaw ndekete politique nit mën na see jàppale sa askan yóbbu leen ci beneen niveau ci lu gaaw mën na see jàppale jeunesse bi utal leen ci ay liggéey ñu am ci lu ñu jàpp dimbali seen bopp dimbali seen waajur donc sans dire que fi ma nekkoon fii moo ko gën waaye ma décidé man ne lii kat il faut mu dugg ci. mais nag askan wi aussi bokk ci ñi nga xam ne. waaw bokk ci ñi nga xam ne dinañu téye bu baax ci développement wu dëkk bi ci ni ko président Macky Sall tërale woon ci yoonu mais Cheikh bu ñëpp defee comme yow parce que du yow rek bari na yeneen magistrat yoo xam ne ñi ngi bëgg a def loolu mi ngi bëgg a nekk benn mode magistrat yi ñi ngi bëgg a dem ci politique bi du yow rek am na ñeneen te loolu daanaka ci ère Macky Sall lañ ko gën a gisee. comme journaliste yi ñu bëri ñu ngi dem ci. wàllu politique mais nañ wax ci boo gisee yeneen corps yi tamit c'est-à-dire politique moom. boo demoon dëkk yu bëri dëkk yu développé yi ñi nga xam ne ay artistes yu confirmé wala ay journalistes yu confirmé wala ay magistrats yu confirmé wala ay administrateurs yu confirmé wala ay chefs d'entreprise yu confirmé ñoom ñooy dugg ci politique. déedéet je sais pas bul wax loolu aussi. soo ko waxee day mel ni ñi fa des dañu nekkul ñu confirmé. non dama ne soo waxee loolu dafay mel ni ñi nekk ci magistrature bi dañu confirmé wul. déggoo li ma la wax. waaw non dama ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci politique. waaw en général mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci askan wi yëpp. d'accord loolu laa la bëgg a xamal. léegi nag il faut que ñu dañu war a promouvoir le fait que ci wàllu politique bi ñu fay dugg ak conviction. foo mënti nekk bu fekkee am nga conviction ne yow war ngaa participer sa dëkk rek war nañ la mën a bàyyi nga dugg ci. ok léegi wax nga ko léegi. que président de la république moom moo la passe virus bi ni nga ko expliquer ci wàllu politique ñu jëm nag ci ay ëllëg ci politique sa xam-xam màcc ci wàllu yoon problème mu mandaam 3e bi indi jeexi jaaxa Cheikh Issa tey lan nga ci mën a wax par exemple ci président de la république li nga xam ni moom la waxoon constitution bi li mu wax article 27 li mu wax 2 mandats yi consécutifs yi lan nga ci mën a wax loo xam ne lu ñu mën a jàpp la. xam nga bi ñuy commencé ci wàllu candidature bi pour mairie Mbour daam lu ma la waxoon man dama am kilifa te dama respecté sama kilifa wàllu mandat wàllu candidature wàllu 2e mandat 3e mandat wàllu 2e quinquennat 3e mandat yooyu yëpp man li ci sama kilifa wax man loolu laa ci wax mooy ne fi mu nekk nii problème yi bëri koo xam ne ak jàmp gi nekk ci wàllu développement man xam la non Cheikh man li toll na foo xam ne li ci sa kilifa wax loolu nga wax li ci sa kilifa wax lu leer la ñëpp dégg nañ ko mooy def na premier mandat ci 2e mandat la nekk bu jeexee mu pare ci. non man yow loolu nga dégg. non dama man li nga xam ne moom laay jàpp ci li ma kilifa wax mooy. ne mbir moomu daal li ma wax. nañ ko bàyyi ba mu jot. Cheikh mais pour le moment nii nañ concentré wu ci liggéey bi. d'accord mais li ma wax dégg nga sa kilifa wax ko. non yow yaa ko wax. non déggoo dégg naa nga wax ko yow yaa ko wax mais sama kilifa man li mu wax. mooy def na ma wàllu mandat beeg yu demee noonu. bu mu leen divertir. concentré wu leen ci liggéey bi ci ni ñu fexee ba jàppale askan wi ci li mu nekk. d'accord ni ñu fexee ba développer dëkk bi. ok li ci des nag. bis bu jotee luñ ci def rek incha allah ñu def ko ci. ñi ngi jëm ci ay locales yoo xam ni yéen a ngi war a jàkkaarloo coalition bu taxaw. coalition boo xam ni bu am doole la. coalition boo xam ni yaa ngi ciy dégg Khalifa Ababacar Sall yaa ngi ciy dégg Karim Wade yaa ngi ciy dégg Ousmane Sonko yaa ngi ciy dégg Serigne Moustapha Sy yaa ngi ciy dégg Bougane Gueye Dany ak ñeneen. ak beneen coalition sax ca wet ga nga xam ni ay ñoom Mamadou Lamine Diallo ñi ngi fa ñoom Thierno Alassane Sall ñi ngi fa ay ñoom coalition jot na ñi ngi fa jàpp ngeen ni dina yomb ci yéen ak coalition yooyu da ngeen war a jàkkaar lool. yaa ngi wax benn coalition boo xam ne mu ngi door a juddu te gis nga sax dafa juddu vraiment ak tànk yu loof coalition boobu moom gëw mën a sax dina sori waaye ñun suñu bopp lañu xool mooy dañoo yor coalition boo xam ne 2012 ba tey ku mu jàkkaar lool daaneel na la combat bu mu song gañe na ko te chaque jour day gën a màgg
saa bu ñuy avancer rek ay yeneen i coalition yu mag di ko fekk si di ko dooleel kon ñun vraiment waruñu xool beneen coalition li ñu war a xool mooy suñu bopp. ku nekk li nga mën nga def ko ku nekk li nga xam nga taxaw coalition bi non sofantal ma ko de damay def nga nit da ngay gëm sa bopp da ngay xool sa bopp dama ne la ñun coalition bi ñu nekk dañoo amul lu ñuy ragal par rapport ak ay élections parce que li ñu war a def yëpp pour man di gagner ay élections ñu ngi koy def depuis 2012 ba tey coalition boobu nga xam ne man ci laa bokk saa bu ñu demee ay élections dañuy gagner te damaa gis ne coalition boobu lu muy gën a avancer di gën a yaatu récemment rek la ci Idrissa Seck ñëw ak coalition ak yeneen i personnalité chaque jour ñuy fàq fu nekk di ñëw di dolleeku ci coalition boobu moo tax man awma benn raison vraiment. comme wax nga Idrissa Seck rek loolu ça veut tout dire mooy wane ni Idrissa moom rek a ñëw. non Idrissa Seck ak coalition non attends xam nga. non Idrissa Seck li nga wax noonu gis nga li nga wax noonu. lu leer la Idrissa Seck ñëw ak coalition. non sëñ bi Idrissa Seck. ak coalition Idrissa Seck ñëw ak coalition loolu lu leer la. ak coalition d'accord kon c'est bon alors Cheikh ma di la gërëm bu baax di la remercier ci wuysi bi nga xam ne wuysi nga ko télévision Futur Média ak émission bii di Faram Facce. ma bàyyi la bu fekkee am nga message boo xam ne da nga koy passé. di la gërëm bu baax ci émission bi ak ni nga koy déroulé. di masawu ñi nga xam ne ñu ngi ci mbënd mi muy sa Touba wala ci yeneen dëkk bu mu mënti nekk Kër Massar ak feneen di leen wax ne incha allah lépp lu état bi man mu ngi koy def te ñun ñëpp ku ci nekk luñ ci leen la dénk loo mën di nga ko def pour que loolu ñu gaaw ci génn ci nu mu gën a gaawee di wax ne tamit ñi nga xam ne ñoom laa àndal ne leen élection yi locales yii di ñëw élection yu am solo la nañu tàllal loxo yi ñu ubbeeku ñu nekk benn ñu yëkkateendoo ñu tegandoo parce que sunu kilifa gi nga xam ne nii kat moom lañ nekkal loolu la woote te si loolu lañ war a dox pour mën a am victoire yi nga xam ne moom lañ bëgg pour continuer liggéey bu rafet bi ñu nekkee aussi bien sur le plan national que sur le plan local maa ngi oote daal vraiment ñëpp di ko wax sama bopp di ko wax ñëpp ñu jël en compte intérêt globalu coalition bi plutôt que ñu jël suñuy intérêt personnel. jërëjëf Cheikh Issa Sall man aussi ma di la gërëm di wax ni yàgg naa bëgg jotaay bu mel ni xëy na yàlla moo koy dogal li ñu boole yow xam nga ko bari na yàgg nañu trop nga nekk grand bu baax wax dëgg yàlla loolu bien avant ADM la jiitu na ko ci suñu ay xarit yoo xam ni bokk nañ ko nga xam leen bu baax a baax ñu leen di nuyu de passage di la remercier bu baax di la encourager wu itam ci projet yi nga xam ni am nga ko projet yi nga xam ni itam Sénégal dénk nañ la ko ñu ñaan yàlla nga am ci ndam ndax bu amee ndamu Sénégal yëpp la loolu ñu ngi la koy ñaanal bu baax kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média tey ñu doon ci recevoir directeur général bu ADM jiite itam mouvement bii di am dem di Cheikh Issa Sall moom lañ doon recevoir tey mbokk yi ci seen émission Faram Facce ñu leen di jox rendez-vous incha allah ci beneen àllarba bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf. mbir mi dafa ëpp nii. audit yi d'accord nañ bu ñu sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement. procédure la respecté def na song ma dóor ay coup de sommation. ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. c'est trop mbir mi dafa ëpp nii. audit yi d'accord nañ bu ñu sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement. procédure la respecté def na song ma dóor ay coup de sommation.